bari dinañ ci teg tamit li ñu tuddee la revue de la presse en ligne fii ci Dakar ak yeneen capitale Afrique yi Safiatou Cissé lañ ci àndal waaye suñu gan tey Ben Taleb Sow mi ngi bokk ci kuréel gii ñu tuddee FRAPP France Dégage Ben Taleb maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay bu baax di la jaajëfal ci invitation bi. ak yow dinañ waxtaanee léegi ci kanam lépp loo xam ne moom moo jëm ci li nga xam ne moo leen tuddee le forum de Dakar sur la paix et la sécurité président Macky Sall àndoon ci tey ak nga xam ne mooy premier ministre de France di Édouard Philippe Issa Tine di tudd léegi ci kanam lañ koy doon waaye balay booba dañuy ànd ak Safiatou Cissé dem seetu li nga xam ne moom la def gëstu tey ci altine ji jëmale ko ci wàllu politique mi ngi ko jëmale ci li nga xam ne moom mooy njariñu député ci réew ma Sénégal ndax député yi nag sénégalais yi ñoo leen tànn ni ñuy tànnee président de la république yóbbu leen foofulee ci assemblée nationale ne leen dee leen ñu fa nekkal dee leen ñu waxal suñuy soxla waaye seetlu bi moo di ne député yooyu le saa su ne sénégalais yi dañuy jóg di dal ci seen kaw di leen wax ju ñagas jàpp nañ la lan leen sant defuñu ko fi seen bopp lañ fa nekkal lan la ci député yi am comme tontu Safiatou Cissé moo def gëstu bi. Mame Diarra toogal maa la ko ñaan toogal. vous n'avez pas le droit Manga vous n'avez pas le droit excusez-moi vous n'avez pas le droit excusez-moi. xuloo xeex xaxarante loole la ñu nemmeeku sa pencum ndawum réew ma lu ñu mel nag sénégalais yi di koy ñaawloo. député yi seen bopp lañ nekkal assemblée xeex ak xuloo lañ fa nekkee ak ku nekk bu weer bi dee jox la liñ lay jox nga def ko sa poste yóbbu ko sa kër mais li ci des ñeneen ñi moo faalewuloo leen ak ku nekk sa militant bu ñëwee nga jox ko ceeb diwlin may ko tiset ñu tëgg fecc ree ñu ne ñii ñoo gagné lool moo sama gis-gis bu gàtt loolu lañ def moo yor dëkk bi mais ñun ñooy débrouiller suñu bopp lépp lu ñuy def ñoo koy defal suñu bopp de ce fait que bu élection yi ñëwee daal dinañ leen gis bu élection yi jeexee duñ leen gisati. waa ana lan mooy liggéeyu député Adji Mergane Kanouté bokkee sa mouvance présidentielle di si andi ay leeral. waaw député nag rôlam mooy déjà mu de représentation mooy mu toogal fi ki nga xam ne mooy askanu Sénégal bi nga xam ne moo ko fal ba mën fee toog mu amaat beneen rôle tamit boo xam ne mooy di voter loi yi mooy loi yi nga xam ne tey moo ñëw assemblée nationale. député da moo koy voté di voté également tamit li nga xam ne mooy le budget de l' état ndax pour état liggéey il faut koppar génn ndax pour koppar googu génn état da ko génnee nu ko neexee état day tënk indi fii fekk suñu fi ñu xool càmbar xool programme bi li mu laaj ak nu mu ko laajee ñu voté ko député également tamit dafay def li nga xam ne mooy contrôler liggéey gouvernement constitution bi ñu tëgg 2016 le 20 mars daf ñu may également beneen rôle mooy ñuy saytu li nga xam ne moom mooy politique publique yi donc loolu mooy 4 fonctions yi nga xam ne moom la député am député moom ku ñëw ba fekk fa muy liggéeyee di nga xam ne jàmbaar la xëy na man amaana man mi avant may dugg assemblée nationale mënoon naa am gis-gis boobu waaye boo ñëwee fii nga xam ne député jot amu ko donc yaa ngi ma fekk nii ma nekk ci commission ay travaux depuis 9h suba ba tey ba 16h jot na maa ngi ni toog te fii laa ñu naa toog ba minuit di jàkkaarloo ak ministre yi waxuma la jàkkaarloo sax mais également jàmbarloo dañu jàmbarloo ak ministre yi parce que ñun député yi kenn ku ci nekk gox ba nga jógee dañ fa bàyyi ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu noonu tey moom la ñuy dut baaraam wax ki nga xam ne mooy ministre bi laaj ko lu ci gouvernement bi ndax fu mu ci toll ak lan mooy solution yi. député nga xamante ne dafa toogal askan wi sa pencum ndawum réew ma dafa war a xool ana nan la ñuy jëfandikoo alalu askan wi lu ñu mel nag ki nga xamle di Cheikh Bamba Dièye. seen rôle nag du dara lu dul wotey loi yi nga xamee ni mooy organiser réew mi mooy teqali diggante yi di joxe cër yi di wan aussi si li ëpp solo ni alalu réew mi nan lañ koy dépenser ak fan lay jógee te fu nekk mu toppatoo ko saytu ko surtout si jamono ji nga xamee ni réew yi àddina yëpp dañoo d'accord ni ay budget programme la ñuy dem. moom mi di dellu si sax si vote yi nga xamante ne député yi ñu ngi koy amal sa assemblée nationale mën a jur. ab loi buñ ko xatee ba voté muy code pénal par exemple wala muy luy organiser réew mi ci koppar yi ñu am ak nan lañ cër lu ñu war a jox ma Samba wala ma Demba lan moo li nga xam ne le président de la république mën a def ak lu mu mënta def yooyu yëpp benn boo si jël mën na baaxal réew mi benn boo si jël mën na tas réew mi su fekkente ni jëfi tappale moo ko lal. ana nan lañ mën a def ba askan wi gis seen bopp sa assemblée nationale Pape Diogay Faye di ab taskatu xibaar xelam màcc jëm si wàllum politique di ñaax ngir ñu gën a tàggataat député yi ñu andiwaat tamit école de parti. bon xam nga yenn saa yi damay dégg ñu naan député yi xamuñu seen rôle et tout ça c'est vrai loolu dëgg la
dëgg la xamuñu seen yelleef xamuñu ñu bari quoi ñu bari ci député yi am na ñoo xam ne effectivement xam nañu li leen war ak li leen war loo ci diggante ak population yi parce que le député dafa war d'abord buy légiférer maanaam buy voter ay loi ak yu mel noonu sóor li nga xam ne lii mooy intérêt askan wi mais aussi di défendre préoccupation li nga xam ne lii moom mooy li nga xam ne moom la fa mu jógee gox ba soxla mu ñëw assemblée nationale bu ministre bi ko yor ñëwee mu interpeller ko si mais aussi ak doxalinu réew mi mais problème mu député yi dëgg problème mu formation la parce que mbir boo ko jàngulee doo ko xam parti politique yi au Sénégal am nañu lépp ba mu des école te nag dañoo war a am école du parti socialiste amoon na ko yeneen parti yi sax nee nañu am nañ ko mais en réalité amuñu école boo xam ne bi moom mooy former militants yi moom mooy former responsable yi donc effectivement da ngay jël nit yóbbu ko du xam lan moo ko war mooy li Thomas Sankara doon wax rek un militaire sans formation mu ne c'est un tueur c'est un criminel en puissance donc loolu tey jii moom moo dab député yi bu nu amul formation politique bi war mais dañuy nekk ay criminels en puissance. Député du peuple wala député du parti. lum si munti doon question bu jara laaj la ndaxte sénégalais yi nga xamante ne ñoo leen fa teg ñoom ñoo leen di njëkk a ŋàññ. Bentaleb Sow est-ce que bokk nga ŋàññ suñu député yi ne li tax ñu teg leen ci assemblée nationale nekkuñu ci. waaw bokk naa ci ñi la ñuy ŋàññi ñoo xam ne. ndax tey député su taxawee ci assemblée nationale amul lenn lu muy wax lu ne man député Macky Sall laa. kon moom xamul lan mooy député na député dafa war a nekk député du peuple par assemblée nationale dañ fay légiférer ay loi dañ fay voter ay loi yoo xam ne askan wi lay amal njëriñ maanaam la loi elle est impersonnelle et générale ñëpp ci ñëpp lay am maanaam kenn sutul yoon mooy ëmb lépp donc ñooñu war a voter loi yi ak budget yi suñu nekkee di wax ne man député diw laa kon kooku yaakaar naa xamoo li la fay indi. est-ce que da nga jàpp comme ni ko Pape Diogay waxee sànq si dossier wu Safiatou Cissé bi que ni problème mu formation la wala da nga jàpp ne problème mu volonté politique la en fait. maanaam wala ay intérêt personnel la da nga la ñuy gis xam ne lii mbirum intérêt personnel la ni mbirum def lu ma neex la mbirum yaa ma neex ndax tey bis bu ñuy wut mbir siège su député ku nekk da ngay dellu su dëkk di campagne naan man maa représenté dëkk bii ñu si bëri suñu dëkk tey la ñu waroon représenté mais tey duñu ko def. suñu indee benn projet de loi bu fekkee ngir gouvernement bi la député gouvernement yi booloo wote ko te duñu sax nekk di def ay discussion di def ay débat donc loolu daal day wane ne maanaam ñii li ñuy def ñoom ñoo ko tey am na ñoo xam ne tamit mérité wuñu siège député ndax xamuñu sax ni ñu liiree projet de loi wala xamuñu aussi budget bi lan ak lan moo ci nekk lan mooy enjeu yi maanaam ñoom dinañ woote sax loo xam ne mën na lañ rey. est-ce que du ko finalement nañ leen di tànnee mooy jafe-jafe bi bu fekkente ne tey bindoo sa bopp ci liste yi Moustapha Diop yore parti jël listam bind ci Issa Tine bu toogee Assemblée nationale li neex Moustapha lay wax mooy jafe-jafe principal bi jafe-jafe bi mooy ni ñu koy tànnee moo doy waram parce que suñ koy tànn day mel ni parti bi lañuy wala coalition bi la ñuy tànnal ay député te askan wi ñoo war a tànn sañu député ngi la ñu doy teg leen ci l'Assemblée nationale ba maanaam ci ngombalaan ba ni ñu koy waxee ci wolof su ko defee ñu mën a représenter dignement seen population. très souvent également dañuy wax ne suñu yenn ministres yi bala ñu leen nommé dafa war a am enquête de moralité nangam ak nangam tey jii bu ñu demee ba un représentant du peuple quand même ñu tudd ko dans une affaire de trafic de faux billets est-ce que waruñu également enquête de moralité ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tànn di leen jox la volonté populaire. maanaam volonté politique moo amul ci gouvernement Sénégal yu ñu fi gis parce que képp ku toog rek da nga yaakaar ne sa bopp nga fi war a toogal sa poche sa fauteuil ak say mbokk loolu nag moo nekk loo xam ne warul nekk di continuer ci Sénégal bi nga xam ne mu ngi bëgg mu jëm ci kanam parce que tey soo xoolee député bu toll nii kooku noonu te nekkul moom mooy première personne fii am nañ fi ay ñoo xam ne ay directeur général lañ woon am na ñoo xam ne ay ministre lañ woon ñu épinglé leen ay ci ay rapport yoo xam ne corps de contrôle état bi ñoo ko def ñu ne leen bu leen joxati poste ñii ñu ne leen bu leen dinganti loo xam ne sax ndombal tànk la ci réew mi ne pourtant président ba tey mu ngi leen ñi protéger mu ngi leen ñi teg seen wet Cheikh Oumar Anne directeur la woon moo tax tey loo ci gis mbirum enseignement supérieur day gën di sooxe ndax tey soo gisee mbirum nouveau bachelier lu xew maanaam benn nouveau bachelier da ngay jot léegi SMS ñu ne la orienté nañ la Thiès jékki-jékki ñu teg ci 5 minutes ñu ne la orienté nañ la Fasek man gis naa ci koo xam ne Thiès lañ ko orienté woon après ñu orienté nañ la Fasek waaw maanaam fi mu nekk nii dañuy fooyee askan wi ndax tey nit su sonnee am examen nga war ko orienté nga ne ko yow de lii nga mën ndax am nañ sañu note fii lañ la war a yóbbu mais dañuy nekk di caaxaan di foo
di jël ay milliards di ko def ci yoo xam ne amul benn njariñ bàyyi askan wi ñuy sonn te askan wi tamit élection su jotee te ñu woote lañ rek. aywa Issa ñu waxtaan nag ci mbirum forum de Dakar. ñu daal di ñëw ci forum de Dakar Ben Taleb ak li nga xam ne moo di daanaka jamono bi ñëw ak jëwriñ ju njëkk ca réewum France di Edouard Philippe mu daal di ñëw fii ci diwaanu Dakar tey ñu doon amal ndaje mi ndaje moomu la d'abord yéen ñu bokkee ci FRAPP France Dégage naka ngeen ko gisee. ñun de dañoo jàpp ne France moom tant que moo ngi rencontré Afrique ci façon ndaje yi rek jàppal ne intérêt moo ko fi indi ñun nag ndax ñoo ngi défendre suñu intérêt am déet loolu moom gis nañ le président Macky Sall di def bu baax a baax day tey soo gisee ni ñuy ñëw par exemple ñu ne ñu indil nañ ñu may nañu prêt 50 millions d'euros nee na abal nañu 50 millions d'euros mooy 32 milliards su ma juumul ba pare ñu ne dañ ñuy jaay ñett patrouilleurs ak benn missile te dégg naa ñu ne patrouilleurs yooyu waa Chypre bañoon na ne ñoom bëgguñu dañ ko bañ ba fi mu nekk nii ba léegi ñoo ngi négocier ci li ñu wax ba léegi ñoo ngi négocier mais dañ ko bañ ba pare ñun ñu jël ko maanaam ñun moom dañuy jox ay décide di ñu jox loo xam ne baaxul te suñu président yi rek ñoom ñoo koy signé tey missile yooyu noonu ak tey patrouilleurs yooyu newuñ na baaxul de wante dafa am ay priorité Sénégal tey jii nii ñoo ngi nekk ci terre bi pare ko ñoo ngi ci BRT bi te gis nga terre bi lu mu ñu indil coono bi ñu indil te ba léegi dawagul ministre ne 31 décembre dina fekk muy daw yàgg naa pousse de te yaakaar naa 31 tamit dina ko poussaat ndax terre bi ñu dem seen fii mu nekk ci poussière gi jamono ji moo ngi France delluwaat na donc moo ngi France xaw ma lu ñu ciy def ak lu ñu ciy defaat en tout cas daal lim ñuy indil ci coono mu ëpp foofu lan moo la gêné ci accord yi nga xam ne moom la Edouard Philippe premier ministre bu France signé ak Sénégal parce que nag 32 milliards yu ñu dabal Sénégal maa ngi dégg bërki dem président Macky Sall ne nañ bàyyi dette parce que dette mënul ñàkk ci réew lan moo la gêné finalement ci accord yi xam nga tey dette li nga war a njëkk a posé question mooy kan moo koy fay bu fekkee ne da ngay leb xaalis di ko investir foo xam ne dina amal nit ñi njëriñ loolu da nga ne génération future bi au moins dinañ nekk ci condition yoo xam ne baax na lool ngir mën a fay dette bi mais tey bu fekkee da ngaa leb xaalis par exemple nga leb 50 milliards nga def ko ci ay puukare ay caaxaan nga ne da ngay tabax lii mu diire ay at affaire bi di gën di yokk xaalis di gën di yokk doo mën a sax tey ñoo ngi nii ay chantier ñu ne chantier PUDC ay chantier yeneen yu ndawaan yi waroon dem ay Promoville yi waroon dem ci dëkk yi arrêté na ndax chantier yëpp xaalisu TER beeg BRT bi yëpp lekk na ko maanaam les grands chantiers de l'État donc toll boobu fu ñu toll ci Sénégal mooy ñun suñu relation ak France dafa war a changer partenariat gagnant-gagnant la war a nekk mais doo ñëw fekk xale mu ngi mel ni nga fekk xale bu ndaw mu yore la mu or nga jox ko tàngal jël la mu or bi yóbbu maanaam dañuy lebal 50 milliards ba pare missile yii ak oto yi ak kii du oto sax ay patrouilleurs maanaam ci ndox mi la ñu nekk xëy dégg naa sax ñu ne mooy patrouiller pour protéger suñu pétrole bi ak suñu gaz maanaam c'est élevé c'est estimé centaine de millions d'euros maanaam ñoo ngi lebati xaalis ngir yeneen chantier ñoo ngi lebati xaalis ngir yeneen yoo xam ne France lay ëppal njëriñ tey jii lebee ay suñu ne dañuy jox ay loo xam ne Chypre dañ koo bañ war nañu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat suñu bopp waaye itam est-ce que du yéen ñi nga xam ne yéenay xeex jamono ji dafa mel ni daanaka faalewuñu leen ndaxte yéen a ngi wéyal seen xeex ñoom ñi ngi wéy di signé Edouard Philippe kay li muy def ci Dakar moom mooy waa France dégage dem leen noppali parce que France mi ngi def li ko neex ci biir France ci biir Sénégal France de ak Sénégal seen relation li ñu koy waxee dafa historique mais historique bi ci kan la neex mooy ci France tey suñu indee jaasi El Hadj Omar Fouti ñëw naan c'est un lien historique qui nous unit maanaam lien yow lan la lien yow ki ma doon noot oppressé parce que El Hadj Omar résistant la woon maanaam da doon xeex wax léegi ci mbirum El Hadj Omar donc loolu moom yaakaar naa ne Sénégal ak France seen relation tant que équilibré wul rek du baax te li tax équilibré wul c'est parce que suñ président yi dañu sukk di jébalu ci France parce que tey su may wax France ñu suñu wax France dégage waxuñu maanaam ñun on respecte le peuple français tey suñuy wax tey Sénégal dëkk boo c'est un pays soumis maanaam dëkk boo xam ne dañuy sukk di jébalu ci France waxuñu peuple sénégalais de dirigeants yi lañu wax suñu waxee tey jii nii France dëkk boo xam ne la ay esclavagistes lañ ay impérialistes lañ ñoo xam ne dañuy noot ay nit waxuñu peuple français de gouvernement français la ñu wax. parce que justement bu wax ci gouvernement Sénégal africain ñu bari dañu jàpp ne président bii nekk Sénégal jamono jii. dañ koy tudd muy président Macky Sall. ak ba nekk di waar muy Alpha Condé ñu bari dañu jàpp ne. Alassane Ouattara laa bëgg a wax. ñu bari dañu jàpp ne ñoom ñooy ay agent wu France en Afrique est-ce que lecture boobu ngeen ci am en fait. lecture boobu lañ ci am te lecture boobu yaakaar naa. ci lan ngeen ko teg pour am lecture boobu. depuis Senghor. ak Houphouët-Boigny jaaree ko Macky Sall ak Ouattara maanaam ñoom rek nga par exemple imagine Sénégal moom rek la France di amal ay séminaire
interministériel ci ni ñu ko mën a tuddee. maanaam Sénégal gouvernement Sénégal dem France ñu def conseil ak ministre de France ñu daje def fi mu nekkoon capitale bi itam daanaka ci jamono colonialisme ñun ñoo nekkoon capitale maanaam France moo loolu nekk c'est dëkk boo normal xam ne seen colonisation aspect colonisatrice bi ñu yore la seen deret la mënul dëj ba léegi maanaam dañoo jàpp ne ñun daal ba léegi ay coloniser leen te loolu moo ci doy waar tellement te suñuy nguur tamit dañoo jàpp ne ñun tamit ba léegi ay coloniser leen parce que tey soo mënee bàyyi yenn relation yi nii di prospérer te musul évoluer xam nga bu fekkee day évoluer nga ci teg sa bët mais France mu ngi Sénégal depuis kañ. mais mi ngi évoluer parce que bi fi lakk amee fële ca parc Lambaye ñoom ñoo ko fay. évoluer am na yeneen ak yeneen yoo xam ne itam gis nañ ko ci kenn armée ngi fi. maanaam loolu nag laj ji weesuwul loolu. ndax tey nga am say sapeur pompier am sa armée marché bi di lakk amul ku ñu oo urul armée française pour mu lay fay sa lakk laj ji weesuwul loolu. d'accord pour wax ci forum Dakar bi pour paix et sécurité lañ ko tuddee est-ce que da nga d'accord ñi mel ne Salif Keita muy artiste malien boobu wax ne France ci boppam moom mooy financer ennemi wu Mali suñ ko yaatalee ci Afrique day wax rek ne France mooy financer terroristes yi nga xam ne ñoom lay ñëw ne ñoom lay xeex si est-ce que lecture boobu da ngeen ci am. maanaam li ci njëkk. mooy France bokk na ci dàq jaay ay armes ci àdduna bi maanaam daanaka sa économie am daanaka loolu dafa bokk ci lu ko yore. beneen bu ci topp mooy tey jii nii dañoo ne France dafa waxoon dafay ñëw jàppale Mali ngir terroristes yi bu ñu continuer foofu. daanaka terroristes yi avant muy commencer lan moo xewoon Libye kan moo rey Kadhafi France la. loolu moom c'est un lien établi ñoom dañuy toog seen télé di ko wax. maanaam ñoo créé chaos bi am foofu noonu di Libye. maanaam am ay nit yuy wàcc ba ci nord Mali bi ñun de dañoo jàpp ne. France ci boppam mooy entretenir. rëtalkat yi nekk ci normal yi maanaam ay terroristes. ndax li tax parce que tey dañoo ne opération Serval ak opération Barkhane maanaam ñoom ñoo ñëw pour def si loolu. ñoom 4500 lañu woon ci opération Barkhane ah 11700 maliens. soldats de la MINUSMA 1740 policiers 13000 militaires maliens. ah ñaata terroristes lañ 3000 terroristes fi mu ne ñu ngi ci 30000 éléments. waaw te 3000. terroristes ñoo nekk ci nord du Mali. maanaam soldat sa fa nekk il faut nga multiplier terroriste par 10. par 10 pour mën a am nombre bi. waaw te nag rax ci dolli ak technologie bu France yëpp am. maanaam tey ni ko Salif Keita waxee tey su France bëggoon terrorisme jeex nord Mali jeex na bu yàgg. mais nan la koy jeexalee France mënta ñëw di ratisser la dëkku jàmbur xanaa. xam nga lu gën a doy waar. dañoo noonu dañuy protéger intégrité territoriale Mali. mais tey jii nii am na fu soldat français di yegg soldat malien duñ fa yegg parce que ñoom ñoo leen tere fii ngeen di yem maanaam. li Salif Keita wax dafa am solo dafa ne président bi. soo mënul da ngay bàyyi bu fekkee da nga ragal bàyyi la ki la ëpp fit ñëw dina ko yore. loolu kese la nag. mais tey yéen ñiy xeex est-ce que xalaat ngeen bu baax a baax tolluwaayu Afrique est-ce que Afrique mën naa dem seul sans ñi nga xam ne ñoo ko colonisé surtout pour assurer sa propre sécurité. dama ni 10 000 soldats. suñu jëloon 10 000 soldats rek yoo xam ne dañuy engagé directement dem xeex ak soldats terroristes yooyu na nga xam 3000 leen dañuy yendu foofu noonu. maanaam moyen moom. wàllu moyen amul nañu ko ba mu doy même bu fekkee ne am na lu des mais wax dëgg fa yàlla. tey terroristes yooyu suñu amee ay armes lourdes fan la war a jóge la c'est une question qu'on se pose parce que foofu yëpp désert la. Libye moo ci topp. Libye France moo ci topp dañoo ne. armes yooyu fan lay jóge dañoo jàpp ne France ci boppam mooy jox ay armes. terroristes yooyu noonu ngir mën di xeex ngir mën di nooru Mali dafa am lu am solo yu fa nekk. ay ressources lu naat la moom nooru. waaw naat na lool moo tax nag loo ci gis ñoo ngi fa toog te fas yéene wuñ fa jóge te dañ fa jóge tant que population bi génnul jàmmarloo ak ñoom parce que nag li ñëpp wax mooy dëgg. bu fekkee ay Maliens dañoo génn ci mbedd bi naan France dégage France moom mooy indi terrorisme Mali ñoom la ñoo xam lu xew seen dëkk kon wax nañ dëgg. kon di nga d'accord ak président Macky Sall su waxee tey ci suba ne moom li ko jaaxal mooy force multinationale yooyu la nga xam ne 30 000 soldats la ay terroristes ay bandits sax la leen tuddee di leen jël en otage moom mu ne loolu lu ko jaaxal la ci on doit régler ce problème d'accord nga ak moom. moom dara jaaxalu ko. moom ndax xam na li xew. ndax moom ak France ñoo ànd lëkkaloo ci def seeni affaire tey ji France li mu koy assuré mooy lan fauteuil am ak portefeuille am moom lu muy assuré France mooy ay contrat juteux ak nekkal ko fi kese. donc ñun loolu la ñuy jàpp ba ñuy gis le contraire mais li am solo mooy dañoo jàpp ne de fond en comble France ci boppam. ak terrorisme au Mali maanaam dañoo lëkkaloo.
mais bu fekkente ne tey Sénégal ñu ñëwaat fii ci réew mi pétrole bi fi nekk mënuñu ko exploiter suñu bopp ba dañuy soxla ji yeneen société bu dee RDC Congo wala Brazzaville la nga xam ne moo fa nekk mënuñu ko exploiter dañuy soxla ji France est-ce que tey kon finalement du Afrique xëy na moo yéex a départ li ñu naan mauvais départ bu nga xam def nañ ko wala benn géant boo xam ne dafa am pied d'argile. ndax mbir mi nekkul ñun ñoo soxla ji France parce que depuis ba ñuy coloniser dañuy fàtte ne dañuy coloniser woon. maanaam dañoo ñëwoon ngir noot ñu ngir ban ñu évoluer ñun amuñ mauvais départ de. maanaam ñoo mës a taxaw temm ne ñoom ci seen dund maanaam daf lañ arrangé ñun ñu ñuy noot ndax sinon ñoom seen dëkk du développé wu France ban ressource naturelle la am xëy na yenn saa nit ñi dañu tooy ñu ne xanaa fromage dañu am wala mayonnaise donc ñun dañoo am ressource naturelle yi doy ñoom xëy na ñoom ñoo am technologie yi doy parce que dañu see jiitu mbir mi jiitu kese la te mbaxalu xeer la njëkk a commencé taxul gën cee ñorle léegi loolu su amee ñun soxla wuñ naan France dañuy ñëw jàppale ñu exploiter suñu pétrole wala ñu ñëw jàppale ñu jël suñu or loolu la ñu soxla dañuy def appel comme ni ñu ko defee ci pétrole bi tey suñu xoolee ne ministre Thierno Alassane Sall tax ñu dàq ko parce que dafa bañoon signé contrat bi pour Total maanaam dañ ko def ci mbirum tayeef dëgg ne dañuy jël contrat bi jox ko Total alors que ne am na ñu ko gënoon taxaw ngir jël contrat boobu noonu donc loolu mooy wane ne maanaam suñu dirigeant yi li ñuy def ñoo ko tey nekkul France rek moo am technologie bi nekkul amul kenn ku monopoliser technologie bi da ngay def appel d'offre nit ñëw mu ne la man am naa technologie bu doy lii laa ci mën def lii nga ci mën a am lii laa ci mën a am bu fekkee ne arrangé na la nga def su la arrangé wul nga bàyyi waaye ñun dañuy jël lépp rek jébbal ko France nga xam ne mel ni mooy suñu papa la mooy suñu yaay bàyyi population bi ñu nekk ci dee ak xiif ak souffrance. Ben Taleb Sow bokk ci kuréel gii di frappe France dégage mooy suñu gante ci l'édition du soir Ben Taleb da ngay des ak ñun léegi dañuy waxtaane ci diggante France ak Sénégal ba léegi ndaxte Édouard Philippe bi mu fiy ñëw indi fi loxoy neen am na loo xam ne Issa moom la fi indaale te mu jur ay coow yu bari dinañ ko waxtaane léegi ci Vue du Net lay doon. alors Issa Vue du Net ñu waxtaane kon sabre wala boog jaasi ji nga xam ne moom la Oumar Foutiyou Tall doon xeexe. Cheikh Oumar Foutiyou Tall jaasi jëm doon xeexe moom la ñu wax ne Édouard Philippe indiwaat na ko ci réewum Sénégal. France ko nangu woon denc ko France ko nangu woon denc ko la ñu wax ñu indiwaat ko moom nag mu jébbal ko njiitu réew Macky Sall mu daal di koy jox ñi nga xam ne ñoo di ak njabootam ndax gisoon nañ leen ñoom itam ca cérémonie boobule mu di ay jokkalante yoo xam ne nag Moustapha jur na coow ndax xam ne ñoo xam ne bind nañ ci kenn ci ñoom nag. bala ñu ñëw sax ci liñ ci bind Ben Taleb Sow dañu dégg président Macky Sall mu ne c'est un moment historique li ñu def noonu est-ce que indiwaat jaas joo xam dañuy jàpp ne wala boog ñenn ñi dañoo jàpp ne El Hadj Oumar Foutiyou Tall moo ko yoroon France jël ko yóbbu ay téeméeri at a ngi nii est-ce que lu historique la. maanaam ñàkk fayda weesuwul loolu. d'abord sax mbiru coow lu bëri li ci am sax. mënoon na ñàkk ndax jaasi bi ma ngi woon ci musée des civilisations. fii ci Dakar depuis bañ ko inauguré fi mu nekk nii dañ doon signé rek mbirum protocole bi pour mu des fi pour de restitution bi. mais comme bu nee nañ restitué wuñ ko complètement dañu ko abal xaw fii ak 5 ans renouvelable li ma leer ba leer mooy jaasi bu delluwaat ndax moom fii ak 5 ans day wàcc fii ak 5 ans ñeneen ñooy toog incha allah ñoo xam ne dinañ amal njëriñ askan wi te jaasi boobu du delluwaat bu fekkee ne fii la bokk. est-ce que nangu ne jaasi bi parce que loolu la Issa di waxtaane léegi jaasi bi jaasi wu El Hadj Oumar Foutiyou Tall la est-ce que du nangu accepter que ni moom El Hadj Oumar Foutiyou Tall moomu la France xeex na ak moom. daan na ko contrairement à ce que liñ mas a wax yëpp ne moom kenn daanu ko dafa disparaître noonu lañ ko doon waxee. loolu la ñu jàngal sax dans les lycées dafa disparaître dans les falaises de Bandiagara. benn mooy li ci njëkk mooy. ni nga ko defee nii. comme ni nga ko waxee la loolu lay firndeel. te ni France dafa ñëw wane ne duma naa leen. beneen bi ci topp mooy. El Hadj Oumar Foutiyou Tall dafa am ay mbokk. ñoo xam ne jege nañ ko lool maanaam ay descendants am. ku ci mel ni Thierno Madani Tall wax na ci nee na moom jaasi bi du jaasi El Hadj Oumar parce que nekkul nit koo xam ne voilà dañuy jël jaasi di ko confisquer noonu man daal du mu ci commentaire dans le fond parce que pour man loolu yëpp dañ ko defoon ngir def folklore rek ngir nëbb lajj bi ñu lajji ngir nëbb contrat yi ñuy signé. alors am na ku ci commenter dans le fond mooy texte bi Issa Tine Tim mu wax ci loo xam ne gis-gis la bu mat a xam ci mbirum jaasi jooju mu di Ibn Malik moom nag moo ci daal di bind texte bu gudd a gudd sax la ci bind mu deew xët moom mu jàpp ne daal li nga xam ne moom lañ ciy wax nag bëri na ñoo xam ne bindoon nañu ci ku ci mel ni Madani Tall li ak professeur Oumar Kane nee na ñoom ñaar ñoo ñule doon nañ ñu nga xam ne seen xam-xam màcc na ci ñu daal di ciy bind waaye itam nag li nga xam ne moo di jamono ji
spécialistes yi itam ñu ci bëree bëri daanaka wax nañu ci donc kon li ñu def nii mënta nekk rek loo xam ne lu spécial la te itam am na ci ñu nga xam ne sax kenn ki surtout Cheikh Omar Foutiyou Tall la donc ñoom itam wax nañ ci mbir mi mu ne sabre bi nga xam ne moom la ñu indiwaat te gouvernement bi bu France daal di koy delloo si réewum Sénégal loolu la nekkul bu nga xam ne bu Cheikh Omar Foutiyou Tall la waaye nag sëtam bi nga xam ne moo di son fils mu ne doomam moo ko daal di yoroon doomam joojule sax nga xam ne nag moo di Amadou moom la ñu fan ki la di Archinar moo ko daal di faat loolu la nag bañ ko faatee ba noppi ca lañ ko nangu ca Ségou loolu la yëkkati ci ay kaddu mu jàpp ne Cheikh Omar Foutiyou Tall mi ngi génn àdduna ni ki fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 1864 te Moustapha jamono ji nga xam ne ci la fi ki la di Ségou nekk wala ki nga xam ne moo di Amadou donc nekk na diggante bu yaatoo yaatu ndaxte moom mi ngi génn àdduna ci atum 1889 donc 30 ans yu nga xam ne itam wala ay at yu nga xam ne ginnaaw bu Cheikh Omar Foutiyou Tall làqoo ci la ñu jël jaasi ji mu di jaasi ju nga xam ne ñoom jàpp nañu ne moomu ko ndax jaasi ji 1m30 la mu ne jaasi Omar Foutiyou Tall 1m30 la woon 1m30 la woon te bii ñu leen jox ñëpp gis nañ ko yaakaar naa dara nga moo paaka yi ñuy rendee comme paaka yi ñuy rendee comme paaka yi ñuy rendee la mel rek ndaxte nekk na cuisine sax la ko woowee voilà donc nekk na bu tuuti bu nga xam ne moom lañ leen jox ñoom nag ñu jàpp ne daanaka nekk na lu nga xam ne tey falsifié waat nañ histoire u Sénégal ndax li ñu indi nii mooy comme li nga doon wax sàng rek nekk na loo xam ne tey juraat na coow ci réew mi rawatina li nga xam ne moom lañ yàgg di wax ci taarix te Cheikh Omar Foutiyou Tall dafa disparaître ca falaise yu Bandiangara kon kenn faatu ko wala itam ñu mën a jël ay ngànnaay yu mu yore woon d'accord ñu dem ci commentaire yi ki nga xam ne moo njëkk a commenté nag mu di Khadim Mbacké moom mu jàpp ne daal ndax ñi ngi xalaat li nga xam ne moo di symbolique bi nga xam ne moo di timing bi mbir mi am ndaxte Cheikh Omar Foutiyou Tall mën na jihaadam diggante 1852 ba 1864 mu nekk fukki at ak ñaar yoo xam ne xeex na ko léegi ndax dañuy jël xeex boobu yëpp yamale ko ci benn jaasi boo xam ne moom lañ indilaat réewum Sénégal mu ne loolu nekk na jafe-jafe boo xam ne moom jaaxal na ko te itam nag war nañoo mën a gëstuwaat ci ñi nga xam ne ñoo doon def ay ñaawteef ak ñi nga xam ne ñoo ci faatu woon ci jamono joojule moo gën ñuy wax ci waxu jaasi keneen commenté dippee boppam Amadou Baydi Gaye moom nag mu jàpp ne thèse bi nga xam ne moom la ñu génnee lu xel mën a nangu la ndaxte Cheikh Omar Foutiyou Tall disparaître na ca falaise yu Bandiangara te nekk na loo xam ne itam nag mënaguñ ko weddi boobu ba léegi te lii ñu fi def daanaka wàllum cinéma rek la ko mën a dippee keneen dippee boppam Mamadou Makhtar Dia moom mu jàpp ne Imam Kanté li mu def daanaka nekk na loo xam ne itam indi ay leeral la ndaxte ñu fàttali ne moom moo daal di partagé texte boobule texte bi nga xam ne itam sax ñu bare bari ci ay sëtam nangu nañu ko muy ñi nga xam ne ñoo ci yëkkati ay kàddu mu di daal ay ŋàññ yoo xam ne yëkkati nañ ko ci kii daal di ñëw moom itam nag jàpp ne curiosité daal bëgg na ñu xam nan la tubaab yi def ba am sabre bi nga xam ne Cheikh Omar Foutiyou Tall ca falaise yu Bandiangara fa la disparaître te boobu ba léegi daanaka mu nit ñi gëmoon ko ñu xëy rek ne leen sabre bi dellusiwaat na ci réew mi keneen dippee boppam Abdou Ciss moom mu jàpp ne daal précision war nañ ko indi ndax sabre bii nga xam ne moom la ñu indiwaat moom Abdou Ciss moom jàpp na ne bu Cheikh Omar Foutiyou Tall la ndax doomam la ko joxoon loolu la itam nag mu jàpp ne day ci saluer efficacité wu Tidiane yi waaye itam ñi nga xam ne ñoo fexe ba parce que li am solo ci affaire boobu moo di ne état wu Sénégal xëy na pour dimbali Sénégalais yi pour éviter polémique bu mel nii am moo ne jaasi jooju mënoon nañ bind ci jaasi ji wax ne nii ak nii la demee comme ni ko waa ji waxee waa ji 600 ba mu dugg ci loxo doomu El Hadj Omar Foutiyou Tall ba ci doomam jooju la ko tubaab bi jëlee et non ci ki nga xam ne mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall je crois que précision boobu également su fekkee ne histoire bi noonu la demee doon na baax ñu def ko moo gën rek jékki-jékki wane benn jaasi rek ne jaasi wu El Hadj Omar Foutiyou Tall la polémique rek la yéen mooy histoire générale bu Sénégal bi nga xam ne sax am na ci kenn ci internet yi moom jàpp na ne daanaka lii la doonaat ndaxte bañ ko doon bind gis nañ coow li mu indi tey ñu indilaat fi leneen suñu ay dirigeants itam accepté que ni jaasi jooju moom lañ jëlee ci Cheikh Omar Foutiyou Tall mu nekk lu nga xam ne ñoom ñoo ko nangu daanaka te itam xëy na ñu xaar ba xam fan la dëgg gi di féete. cant gërëm ñeel na ko moom Issa Tine li ñuy mujjal ci li nga xam ne mooy partie bi ñu jagleel kàllaamay wolof ci l'édition du soir mooy la revue de la presse en ligne ñu ciy ànd kon ak Aïcha Diakhaté.
ni kay denduk Afrique yi dañu koy doxee que le Seneweb xëyee di mouvement wu ñi nga xam ne ñoom ñoo am jàngoroy roño ñoo amal nag pa doxupa ñaxtu niki ci dimanche gi ngir sàkku ci nguur gi mu xoolaat seenub nekkin seen yaram sutante ñu am jàngoroy roño jamono ji ñuy jooytu saa su ne njëg gi ni mu chéré ba jéggi dayo jàpp ni itamit jalis gi romb na foofu fañ ko doon xaaree waaye itamit ñoom ña bokkees ca mouvement ba jàpp ne ñi nga xam ne ñoo di autorités yi dañuy dund ci seenub ndodd yi ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro ju métti tutar jilee te faj gi metti lool te yàgg te koppar gi tamit takkul lool Dakaractu moom ci wàllam daal di xëy fësal gendarme yi liggéey ya nga xam ne def nañu ko ci section de recherche bu Colobane gannaaw bu ñu boucler enquête bu njëkk ci lu ñeel mbirub faux billets yu ñu jàpp ci loxoy Bougazelli liñ ci mën a jàpp ni mooy ay bu fekkente ne jotaguñu sax déglu ki nga xam ne moo di Seydina Fall Bougazelli di député bi waaye jot nañoo déglu juróom benn ci ay naataangoom yi nga xam ne jotanoo yooyu yàbbi ci bile wàll la ca mën a am mooy ni dossier bi fi mu ne léegi ñu daal di koy boucler waaye nag ki ne di Seydina Fall Bougazelli ba tey xamaguñu fan lay mujjee ci bile wàll juróom benn yi nga xam ne jot nañu arrêté niki ci ayu bés gi ñu génn ñu nemmeeku ci ab rappeur bu mag ñu duppee ko Gestia bawoo ci diwaanu Burkina Faso lañ ca mën a jàpp ni mooy fi mu ne nëbb nañ leen jant gi en attendant ñuy lëlbëc mbir mi ba mu gën a leer dinañ leen yóbbu nag ci kanamu procureur ci tribunal grande instance bu Ndakaaru ngir ubbiteeg enquête gi bu mag gi ñoom lañ leen di tuumaal bokk na ci association malfaiteur maanaam dajaloo di def lu yoon àndut waaye jéem a defari contrefaçon ñeel billet de banque yi ñu jëfandikoo ci réew mi yooyu li tuuma yépp yi tamit teg nañ ko ci ndodd di député bi di Seydina Fall alias Bougazelli Macky Sall bu critique lañu gis mu yëkkati ab kàddu ci altine gi ñeel ubbiteeg juróom-benneelu forum de la paix et de la sécurité en Afrique te ñu amal ko file ci diwaanu Ndakaaru nettali.com ni njukkale bi lay xibaar di ci indi ay leeral xam le ne sax ci teewaayu njiitu réew bu Mauritanie la ak teewaayu élimaanu jëwriñ bu France ak njiitu réew mi Macky Sall lañ ca mën a jàpp ni mooy njiitu réew Macky Sall daal dinaa samp ab laaj yu bëri ci ñàkk a góorgóorlu gi ñu nemmeeku ci force multinationale yi ci mobilisation bi nga xam ne tëraloon nañu ko ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu terrorisme ak lu ca mën a am Macky Sall ni yéex na lool. ci Algérie ñu jeexale kook El Watan mi xëy fësal ñi bokkees ca collectif défense des détenus ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci xaajaloo ñenn ñi jàpp ne taxaw ca tribunal ba Sidi Hamed daal di atte bi mu jeex ñeneen ñi nag fi mu ne boycott la ñu jël ci audience gi ak lu ca mën a am El Watan di xamle ne ñaareelu option bi moo gën a fës ndax daanaka ñu ëpp ci collectif bi teewuñu ci tribunal ba ngir lañ leen di tuumaal ba. cant ngërëm ñeel na ko moom Aïcha Diakhaté mbokk yi fii lañ yëkkatee jataay l'édition du soir bi ñu jagle lool kàllaamay wolof léegi-léegi le journal de 20h ak Assane Gueye